salaamaaleykum suñu mbokku internetu Dak Médina di leen ziar bu baax a baax di ñëwaat tey seen émission muy làmb ji ci Dak Médina ak seen doomu ndey muy Lawda saa su ne nag ni la fay demee quoi waaw tey nag ñu am benn invité bu spécial boo xam ni dama naa de moom en même temps promoteur u làmb la ba pare tamit ménager la waaw kon yaakaar naa kooku waxtaan na moom ci làmb yaakaar naa dina neex trop te xam nga koo xam dafa jóge ci ménager dem dugg ci promoteur kon yaakaar naa jàppale mbër yi ñoo ko ci dugal ci làmb waaw ni lay demee nag saa su ne tey suñu waa ji moo fa génnaan muy Omzo Sob waaw nekk Rue 31 mu nekk Rue 31 angle 22 waaw mu nekk waaju am détermination tey moo ñu génnaat ci sañse yi waaw mais nag dàll yi nag saa su ne sama booy moo fa jaar muy Ousmane Loum waaw booy Ousmane Loum moom saa su ne moom mooy def yu baax yi téléphone am Ousmane Loum di 76 199 42 35 waaw muy booy boo xam ne dafa pare après mu jógee foofu tam dañuy nuyu Mame Diarra waaw Mame Diarra Rue 25 angle 20 waaw muy jaay ay télé di jaay ay ordinateur di femme boo xam ne femme bu pare femme boo xam ne xoolal civil lu benn émission muy làmb ji Dak Médina waaw Mame Diarra salaamaaleykum champion jaar nañ la. waaw maaleykum salaam. Law ginnaaw bu ñu sant yàlla. di julli ci yonante bi di sant samay waajur bu baax. di sant sama yaay bu baax santat sama yaay bu baax a baax santat sama yaay bu baax a baax. di ñaanal sam pap fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge di nuyu waa Sénégal jëpp. di nuyu waa Kër Moussa rawatina sama waa dëkk. di waa Kaacalik. maa ngi leen di nuyu bu baax di jël nuyoo bi. di ko teg ci loxo ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Faye. mooy sunu chef de village bi. di nuyu sunu imam bi Mbaye Ciss. di nuyu président ARK. muy Ousmane Ciss. di nuyu waa Kaacalik jëpp góor a jigéen maa ngi ndaw képp kuy yeewu Kaacalik rek. maa ngi lay nuyu bu baax Law dafa am dëkk yu wër Kaacalik. waaw mooy côté Palor bi. maa ngi nuyu waa côté sëñ Ababacar. waa Toli. waa Leen waa Gàpp waa Keswaat waa Lelo. ba Pout. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di dem côté Safen mooy côté Dias. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Paaki. waa Bulunga. maa ngi leen di nuyu waa Buuxu. waa Garas Bintiñe ba Banja. di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire. di Cheikh Tidiane Diouf maa ngi koy nuyu bu baax a baax. maire Dias bi mooy Cheikh Tidiane Diouf mais sunu maire bi. mooy monsieur Momar Ciss maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. mooy Kër Moussa waaw. waaw mooy maire Kër Moussa di monsieur Momar Ciss maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa Kaajali jëpp waaw maa ngi leen nuyu bu baax Law di nuyu waa Ahlu Lamb su ma nee Ahlu Lamb maa ngi nuyu CNG de lutte di nuyu promoteur de lutte yi di nuyu manager yi di nuyu amateur yi ak fans club bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal ki nga xamante ne moom mooy monsieur Bira Sène yéen biñ ko teg yàlla teggil ko parce que vraiment jiite làmb dafa metti donc maa ngi koy ñaanal yàlla daal yàlla na yan bi oyof daal. dinañ ñëw ci loolu dañ ciy dikk waaw Assane ni nga tijjee dafa neex trop parce que tamit di xam nga nit amul lu ay mbokkam te amul lu say dëkkandoo waaw non ñoom laa am fi nga tijjee dañ ciy sawar waaw ndax tey ñun saa su ne ñun dañu naan dañoo am kilifa te sa kilifa nga tijjee pare ñaanal sa papa da fi mu tëdd yàlla na ko xaare àjjana ak bépp mbooloom jullit bu fa nekk tamit kontaan nañ bu baax a baax tey ci biir wax dafa mel ni kon tey waa Dias nga waaw Kër Moussa laa dëkk waaw man séeréer Palor laa mais man dama nekk séeréer Safen en même temps séeréer Palor parce que man sam maam ki jur sam pap Dias la dëkk ñëw sëy si Kaajalik te Kaajalik mu ngi côté Kër Moussa donc moo jur sam pap waaw loolu moom yaakaar naa xam nga séeréer dafa am séeréer Palor am séeréer Safen waaw dégg naa Safen dégg naa Palor dégg nga ñëpp waaw kon Assane daal yaakaar naa tey moom dama naan original tey séeréer laa invité tey waaw moom am 100% waaw 100% séeréer tey la ñu am tey quoi waaw au passage am ni waale suñu champion séeréer yi ku ci mel ne Manga 2 le roi des arènes Manga 2 ñu ngi koy ziar bu baax di ziar tamit Yaxya Diop Yékini waaw di ziar ñëpp quoi di ziar tam père Robert tamit ñu koy ñaanal moom it Mohamed Ndiaye yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam bu fekkee njëriñu njaboot bi ñu ngi leen ziar bu baax a baax daal Assane tey dañuy dugg ci làmb Assane loo boole ak làmb waaw Law loolu dinaa ci sawar a tontu waaw parce que Law en fait Sampa Fass la logé woon mooy koñ bu ñu naan Cosmos te boo xoolee làmb Joola ak Cosmos tout près dëgg la fa lañ logé woon moo sama yaay mais village laa nekkoon village laa féete woon doon jàng mais saa yu ma jëlaan vacances rek dama daan ñëw fii nii fekk si leen donc amoon na temps période boo xamante ne gars yi dañu daan tëgg làmb Joola di fa bëre mais à basas xam nga temps yooyu noonu fekk xale bu ndaw la dëgg la muy loolu donc
dem ba ci biir ma jóge fii dem village ñëw fekk fa écurie Fass dëgg la mooy ñoom Gris Bordeaux ñoom Papa Sow ñoom Babacar Diallo dëgg la ñoom Ousa Sow vraiment ñun ñoom balaa ñuy bëri ñun dañu daan dugg vraiment tàngalu tuuti yéeg ci tribune yi après ñoom ñu entraîné ba pare après ñu dem dëgg la ñu jógee foofu tamit parce que écurie Fass waaw moom laa doon suivre dëgg la ñu jógee école Manguier ñu jógee Lamb Joola dem Manguier dem Manguier waaw dem Manguier dem leen daan topp ñoom ñoo ma gën a dugal ci làmb daal kon daal maanaam yow siritu làmb ne ci yow non siritu làmb waaw siritu làmb siritu xam nga làmb. làmb siritu làmb du kuy mbëri du kuy bëri non non amateur sax siritu làmb la parce que axlu làmb moo rëy moo rëy waaw moo rëy moo rëy dafa moo rëy rëy quoi xam nga làmb dafa dëkkoo ni bu ñu nee làmb rek làmb dafa yaatu dafa yaatu waaw xam nga boo dee làmb rek dañuy yaakaar kii bëri mooy mbëri moom làmb waaye làmb dafa yaatu waaw parce que kii génn di bëri yaakaar naa mooy def li gën a yomb moom la nit ñi xam mais am na lu ne ci ginnaaw waaw yow da nga optoon pour nekk mbër wala da nga optoon pour nekk supporteru làmb waaw bëri naa mais ay mbabat waaw dama doon bërantu noonu mais après bi paa bi décédé ma xam ne vraiment maintenant je suis devenu responsable dëgg la donc ma bàyyi lépp ma concentré wu ci famille bi loolu moom moo tax ma bàyyi entraînement mbër bi ma concentré wu ci famille bi donc yàlla di def ba vraiment côté Kër Moussa am ay mbër yu fa nekk vraiment ñu yëngu parce que Kër Moussa côté Pout ak Dakar dafa xaw a ci te booy ñoom amuñu jàppale donc ma ne pourquoi pas puisque yàlla boole na ma ak ay promoteur donc xaaral ma dugg rek ma jéem a dugg xool naka laa leen di utalee combat donc vraiment tamit foofu la ma duggee daal la duggee quoi après nga préféré dem nekki promoteur nga dem manager ma yore Fass Benno jox naa fa ay mbër combat écrit Grand Dakar tamit ba écrit Kër Moussa écrit Ndaw Gueye may profité occasion bi di nuyu mbër yooyu yëpp côté Grand Dakar bi ñoom Thiat Boy Bambara ñoom Papa Moussa Fène écrit Fass Benno ñoom Ada Fass ñoom Hercule Zator maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ba Kër Moussa ñoom Boy Balde ñoo ngi fa ñoom Farouz aussi di nuyu au passage tey ma dégg ñu ne booy comme Zator ñi nga tudd ay Zator ay Tafa Boy Bambara Ada Fass da nga leen di jàppale ci làmb bu baax. waaw xam nga kii Law. waaw gis nga 2018. waaw man damaa fekkoon écrit Boy Bambara. mu nekkoon ci ay difficulté dëgg la yàlla boole ma ak ñoom. bi ma fa demee nag yàlla suturaal ma. ma joxoon leen 12 combats. ci benn saison. joxoon leen 12 combats. te tamit làmb xam nga nu mu demee. xam nga nu mu demee da ngay gis promoteur boo xamante ne ci ne. dafay yor bërëm. xam nga. donc ma ne léegi xaar ma def tout pour vraiment jàppale booy yi. loolu moo ma gën a tax moo la gën a poussé nga. ma reyante bay jàppale booy yi daal. kon tey ban année nga yoon nga décroché jot sa licence su ménager. non agent la. agent nga quoi agent. waaw parce que dugub bureau des managers. waaw yombul. dëgg la yombul. bon gars yi duñ la may opportunité boobu noonu. mais tamit dama doon reyante. di défendre li nga xamante ne moom mooy intérêt booy yi. parce que am na manager yu bëri yoo xamante ne ñoom ñoo may signé ku ci mel ni Saliou Ba. ku ci mel ni Pape Diagne Seras maa ngi koy nuyoo passage à Cissé aussi. donc ku ma ciy jox combat aussi. man maay défendre say intérêt. mais en même temps kooku tamit moom mooy signé. comprendre mais li war ci négociation yi. waaw man maa koy def. en tout cas daal kon tey mën nañ ne Assane agent wu mbër la quoi. voilà merci beaucoup. waaw ok mais des fois doo jékki-jékki toog sa ñaari mbër war a bëre. def naa ko. waaw def naa ko maa ngi nuyu Yaro Ba maa ngi koy nuyu au passage. di nuyu Boy Niang au passage. man maa leen yore. Boy Niang mu ngi écrit benn brak écrit ñoom armée ki nga xamante ne moom mooy Yaro mu ngi écrit ngu ñaan yàlla def ñu dénk ma seen licence mais bi ñu ma dénkee seen licence benn journée génn Yaro Ba bëgg a bëre ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang bëgg a bëre ma ne te ñoo tolloo donc ma ne pourquoi pas ñii mënuma leen boole ma woo leen parce que ñoom ñooy mayante xaalis seen biir donc war nañu mën a bëre bokkuñu écrit xamante wuñu dëgg la donc ma woo leen ñu toog ma ne leen am na combat bu génn te man bu ma sañoon ngeen bëre ko waaw boo leen bëggee bëri daal ngeen jël combat bi bon ñu ne ma Assane loo wax rek amul problème loolu noonu loolu la ñuy def léegi ma ne leen kuy ñëw na ma andi licence am indi la seen licence ñoom ñaar waaw nga taxawal combat léegi ñu taxaw ku ne apprécier man xam naa ne combat la waaw ma jël licence su Yaro baax ma jox ko Boy Niang jël bu Yaro jox ko kii ma échanger licence yi ku nekk xool sa turu morom nga dem ñu dem ñoom ñaar waaw mais après mais tam xamul métti mbër
ak mbër ñu joxante licence ñu xool vérifier ak yooyu. non xam nga xawul indi tuuti clan wala. non du question de clan. xam nga loolu noonu responsabilité boobu noonu moom laa ci kii. parce que tey jii nii nit ki lépp looy def rek dafa war a leer. parce que man tey jii bugguma boole ay boy dem ba ci biir ne Assane moo ma jaay. dëgg la xam nga yooyu noonu mu ngi ci làmb. loolu ci côté boobu laay waxee côté jaay bi. côté jaay bi dafa xaw a sensible. non dafa sensible mais dem ci am limite. waaw bu dee stade bi damay dem ci yow. saafonte yow. encouragé la affaire yooyu noonu. ne fair play rek nañ ko teg ci cadre fair play dem ci keneen ki. même chose mu paree dem neutre. jàpp sama njàmbur que le meilleur gagne. man noonu laa koy doxalee. doon lu yomb ci man nag sincèrement. non ni nga ko waxee ni moom di nga jëkkatindee nii. doon lu yomb ci man. après combat bi ñoom ñaar kii ci daan. ak non daal sees nañ la. dañuy ñëw ñu toogaat. parce que làmb tamit. du kii du guerre. waaw foo la ak reera rek fair play la. donc bu ñu bëree ba pare. war nañu mën a ñëw toogaat parce que mbër yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ñooy mayante xaalis yow tey jii nii boo ma mayee xaalis. yow doo sama noonu. bu ma la mayee tamit du ma sa noonu. comprendre donc noonu la fa demee nag. kooku moom yaakaar naa léegi bi nga jógee ci loolu la moo la poussé pour nga dem nekk promoteur. waaw situation booy yi. parce que di nga gis ay booy yoo xamante ne tey jii law dafa metti tey di nga gis promoteur jox booy combat vraiment booy bee nekk fee ne mënul am parce que mbër yi tamit dañuy am seen promoteur dañuy am seen mbëru bopp comprendre donc loolu moo ma gën a poussé ma dugg ci làmb te am na tamit ñoo xamante ne tey jii ñoo ngi ci ginnaaw Assane production ñu fas yéene maa jàppale te làmb aussi boo demee ba xam situation làmb nu muy doxee tamit nga am jàppale da nga ciy génn facilement. mais axlu làmb métti na de pour mu nekk benn jeune. nekk comme ni nga wax léegi nekk agent wu mbër. jàppale mbër yi jékki-jékki mu poussé la ne que ni pourquoi pas du ma nekk promoteur. mais après est-ce que jalousie am du métti. non xam nga law. gis nga promoteur yu bëri. des fois dañuy dugg ci loo xamante ne muy loolu. parce que tey man tey jii nii. 300 000 francs laa am. naa xool booyu 300 000 francs yi jox leen. comprendre kii mbër la. yor naa 300 000 francs sama poche. bu ma calculer sama bilan yëpp 300 000 francs lay doon. donc pourquoi pas man tey jii du ma yem ci foofu may engagé mbër yoo xamante ne tey jii ay mbëru 400 000 500 000 la. xam nga loolu tamit boo gisee problème yu bëri ci làmb loolu moo koy andi. moo koy andi. mais da ngay gis tey dañuy gis ay promoteur yoo xam dañuy ñëw def engagement wu mbër. signé ak ñoom. na ko dinaa la fay temps. ñu dem ba ci biir ba ci fi ñu toll nii sax am na ay mbër yoo xam ba léegi da ngay toog gis ñu nekk ci organe de presse yi di wax. di dal ci kaw ay promoteur naan ba léegi bëri na leen ça fait presque 3 ans 4 ans ba léegi seen reliquat motul. non mbëri ñoo koy def law parce que am na loo xamante ne tey jii. dañu ne le rôle de manager. c'est de défendre l'intérêt du lutteur. yow tey jii man mënu ma laa yore. yow nga jël say engagement wu bopp. dem ci promoteur bi ne jox ma combat. promoteur bi négocier ak yoo xam ne yow mii kat vraiment am na looy mobiliser. comprendre au lieu que tey jii nii ngay fayeeku 500 000 francs. mu ne la dinaa la jox 600 000 francs. kii ma nekk promoteur. leer ma ni man yoruma 600 000 ci sama poche. mbër bee ne 600 000 lay fayeeku. yow mbër bi nga jël sa engagement. bàyyi feenee sa manager. nga dem ci promoteur bi ne man kat combat laa soxla. léegi nga wax ak promoteur ne 600 000 laa lay fay. mais attention CNG de temps laay déclaré. comprendre fay naa la 300 000 francs mais 200 000 francs laay déclaré. mais 200 000 francs yooyu noonu damay yóbbu reliquat 100 000 francs au niveau du CNG. man ma jox la 100 000 francs xam nga dina des yeneen 100 000 francs léegi boo jaayee ba pare yeneen 100 000 francs ay ma kii ko léegi promoteur bi tey jii nii bu organiser ba daanu ci làmbam est-ce que moom dina la jox. mais attends yow bi ngay jël mbëri bi ñuy jël engagement ak promoteur yi. ñoom duñu bind. non am nañu non xam nga loolu du rôle mbër. mais comme tey supposons li nga waxee nii xam nga tey mbër day seeti tey benn promoteur. waxtaan ak moom. tax bëgg na promoteur bi ne ko dama bëgg a dox sa combat. temps ak temps combat bi mun naa la ci fay temps. mais tey su may dem CNG di régulariser combat yi. temps laa fay bàyyi. léegi ci 100 000 francs yooyu nga wax noonu. tey supposons tey mu nga dem ba ci biir promoteur bi ne du la ko jox. tey mbër mi tey est-ce que du loolu moo tax mbër di toog ci télé yi naan promoteur dañuy yor xaalis. est-ce que période boobu noonu. est-ce que mbër bi bëggoon na xam ne manager bi xam kase bi. kase normal bi man sama xalaat bu gàtt dama naan non. loolu mooy problème bi. parce que tey jii. normalement mbër bi ci boppam warul waxaaleel boppam. loolu rôle manager la. parce que manager bi moom moo war a défendre rôle mbër mi. moom moo war a défendre intérêt mbër mi.
donc ñoom dañuy bàyyi seen kii rôle li manager bi war a def ñoom ñu koy def. doxal ko seen bopp. bu ñu demee ba ci biir nag am ci problème. ñu commencé wax. gën ci presse voilà di wax. man daal bu ma sañoon. waaw mbëri. ñoom nañu xam lu ñu war a def. mooy lan bàyyi manager yi ak seen li ñu war a def ñoom. mais manager tamit ñoom ñoo koy def aussi. d'autre part ñoom ñoo koy def. parce que tey jii am na manager yu bëri. ñoom défendre ñu seen intérêt booy seen intérêt personnel. 10% yi ñuy am. loolu dafa metti ci booy yi. parce que tey jii di nga gis manager boo xamante ne du xam sax combat booy bi nu muy taxawee. comprendre moom naa ngi kese 10% am rek. l'essentiel combat bi na jeex mu dem CNG récupérer kese booy bi récupérer 10%. loolu kese am na manager yu bëri loolu la ñuy def. te loolu moo dul yoon. moo tax mbir yu bëri di jël seen engagement làmb dafa yàqu. làmb dafa yàqu. dafa yàqu. comme nan la yàqu. comme nan tey nga ñu mën a nga diagnostiquer ñu ko nañu. xam nga tey jii ci volet bi ak volet bi moo tax làmb yàqu. bu dee côté promoteur yi. waaw. am na promoteur yoo xamante ne ñoom dañuy def lu ñu li nga xamante ne tey jii ñoom mënuñu ko. dëgg la dem ba ci biir am ak mbëri problème. mooy li nga wax léegi. comprendre mooy li ma wax léegi nii. côté manager yi. waaw manager yi am na manager yu bëri yoo xamante ne. tey law damay yore mbër bii nii. dem ba ci promoteur bi. waxaale sama kase booy bi. waxaale ko 300,000 francs dem ci booy bi. nee ko man kat 200,000 francs lañ la fay. comprendre moom encaissé na 100,000 francs de côté. côté mbëri dañuy bàyyi manager seen manager feene dem ci promoteur yi. doxal seen bopp seen kaw. promoteur yi jox leen billet. xam nga billet. terewuñ ko joxe. est-ce que ma defal nag Assane ci loolu noonu dama lay kale. est-ce que du billet moo tax lamb ji xaw a yàqu. non billet yi. loolu noonu man contrôle ma ko. waaw lu tax parce que boo xoolee règlement bi. dafa ne mbër. kenn du ko jox avance en guise de billet. comprendre la moo tax mbëri di jaar ci suuf wala ménager yi. bëgg a bëre ay billet di ko jox booy. non bëgg a bëre. te aussi amul solution. non solution moo nekkoon sponsor yi. waaw te sponsor yi léegi làmb ji amul sponsor. waaw donc promoteurs yi ñoom dañuy obligé. jël ay billets de bloc jox ko booy yi. pour ñoom ñu mën cee tirer seen recette. loolu la quoi mais tey jii nii law. man ma bañ laa jox billet. man xaw ma li ngay andi. ma jox la njëgu 300,000 francs. ma fay la njëgu 300,000 francs. yow andilewu ma dara. léegi man bu ñuy waxati làmb sax damay fàtt samay nopp. mais dëgg la mais tey am na ay mbër yu ndox yoo xam ne. tey li ñuy mobiliser ci làmb. am na ay mbër yu mag yoo xam tey ci VIP di encaisser ay millions. te mënuñu ko indi ci làmb. waaw loolu noonu mbër yu ndaw yi ñoom ñoo koy ñafe. ñoom ñoo koy ñafe loolu. mais dama gis ne tamit que ni. mais foofu noonu. waaw ci mbër yu mag yi. waaw booy ndaw yi ñoom ñooy combler loolu noonu. ñoo koy combler. moo tax combat yu mag yi bu ñëwee. mbër yu ndaw yi ñoo koy taaral. ñoo koy taaral parce que daanañ gis stade bi combat musaan am bu mbër yu bëree pare. nga gis mbër bi dàq ay supporteram. ñu ne ba ci biir CNG na parce que mbër bi day jaay boppam. day jaay boppam tey jii nii promoteur bi boo ma jaayalee deux blocs prochain combat jarul sax nga may woo téléphone dama lay dugal directement bu ma gisee ne yow mii kat da ngay mobiliser dugal naa la sama programme jaayal nga ma deux blocs man jarul sax nga may woo téléphone fi nga may verser foofu laay inscrire sa tour pour prochaine journée ma seeti Sëwru Fall ñu waxtaan ma moom ci làmb ma seeti perkat yi perso maa ngi koy nuyu bu baax passage moom muy mbër muy doyen ci làmb ji malgré que nee na ma 99 la dugg ci làmb mais tey Sëwru Fall liggéey na ci làmb loo xam ne mu mel ni ku ci def 70 ans ci làmb parce que xam nga lu waral loolu parce que dafa dëggu mu ne man law du ma jël mbër moo xam ne day wor te xam nga làmb dafa am loo xam ne mu ngi ci wor mu ngi ci làmb bëri yoo xam ne li leen tardé loolu la Père Birame Ndiaye tam mu ngi koy wax tam ñu ngi koy nuyuwaale au passage ne mbër da nga koy yor di sooxoon moom ba millions yi ñëw mu jëli benn nijaayam wala benn magam mu ñëw ëppale ko mu pousse la kooku doon ménagère am loolu yéen ménagères yi at yéen ñi est-ce que amu leen waru leen trouver benn solution waxtaan ci loolu non loolu pour man ci écurie yi la waaw écurie yi waaw pour man ci écurie yi la loolu sax commencé nañ ko organiser parce que tey jii écurie bu ñu nekk dañ lay laaj nombre de managers da ngay xool ñaata manager nga soxla nga dugal leen parce que day am lettre d'habilitation bu ñuy régulariser combat yi dañuy laajte waale lettre mbër mi manager bi yore mbër mi comprendre bu dee par exemple man maa la yore tey jii da ngay obligé yóbbaale sama sa lettre pour wane ni kii moo ko yore pour wane ni kii moo ko yore mais xam nga CNG chaque jour ñu ngi teg ci yoon chaque jour parce que boo gisee CNG bi rek nga war nga mën a xam ni que ni gouvernement moo leen fi teg te bu leen tegee te dépp boobu léegi bi fi Alioune Sarr nekkee da ko tegoon ci yoon ñu xam ne lii chute bi lii ak lii ak lii ñu ne boo defee lii sa temps lii dinañ la dagg lii ak lii ñëpp di ko appliqué non loolu law waaw man yàgg naa ko wax gis nga CNG deful dara CNG de lutte deful dara lépp mbër yi la
parce que tey jii comment se fait-il que dañoo ne règlement bi lii la wax. waaw boo dugalee par exemple bu ñu la mayee 5 personnes dugalal 5 personnes. nga yem ci. bu ñu la mayee temps de préparation musique 5 personnes yemal ci 5 minutes yemal ci 5 minutes yi. bu ñu la mayee par exemple 20 personnes. yemal ci 20 personnes yi. mais par exemple mënuñ laa may 10 personnes nga dugal 15 personnes te loolu règlement bi da koy aaye. loolu nag mooy andi problème bi. ñu koy gis ci mbëri mag yi bu ñu amee combat. waaw bu la nee indil 10 nga indi 30. mais loolu xam nga mbëru mag ak mbëru ndaw du benn. kase yi tolloowul. am na mbër bu mag boo xamante ne. da koy jaral. waaw mais tey parce que loolu buñ ko génnee ci xam nga tey ñu ngi naan ñu tey supposons xam nga tey boo nekkee ñu naan loo doonu taalibeem doo doon sëriñam. waaw mais supposons tey. ma jël tey damay jël tey ci Gris Bordeaux tey Gris Bordeaux bu amee combat def loolu. beneen booy bu ndaw comme Boga bi ne Fass. est-ce que du def li Gris Bordeaux defoon yow tey yow mi nga xam ne yaay njiit. est-ce que waroo woon ne un bon exemple. un bon exemple mooy maanaam man su ma amee combat damay sàrt yi ma CNG tegal. ci laay jaar. pour bi nga defee booy bi nga xam ne moo nekk écurie bi. nekk mbër mu ndaw bu amee combat tamit day jéem a roy ci yow. moo tax sànq ma ne la. waaw moo tax sànq Yékini tey bëri na ba bàyyi bëre. mais mosoo ko dégg mu kàcc CNG wala lii parce que da doon jaar ci yoon. la moo tax mënuñu doxee noonu parce que law man toujours damay conseiller écurie les responsables d'écurie am na par exemple président yu bëri yoo xamante ne tey jii duñ def seen rôle. li leen war ñoom duñ ko def. parce que écurie yi ñoom ñoo war a jàngal booy yi. ménagères yi jàngal booy yi règlement yi. mbër bu ndaw xaalis rek la bëgg. buñ la ne boo dugalee lii dañ lay dàggal lii. wa ilaa ñoom écurie chaque mercredi wala chaque jeudi. war nañu mën a jël benn jour. boo xamante ne ñoom dinañ jàkkal ci règlement rek la ñuy waxtaan ak ñoom. kese waaw bu ñu defee benn tour. ñu toogal booy yi ñu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy règlement bi. man loolu noonu laay conseiller écurie. parce que tey écurie dafa am jour yoo xam dañuy ñëw ñu ne jour bi tey. non loolu mooy yow. physique tey xam nga dañuy ñëw tey supposons tey ñu ne tey lundi. physique la ñuy def physique waaw. waaw mardi ñu ne dañuy def renforce musculaire. mercredi jeudi vendredi yëpp dañuy tax ngemb wi. waaw pourquoi pas mooy li nga wax ne ñu jël ci benn jour boo xam ne dañuy jàngal dañuy toogal booy nee leen parce que ménagères ñoom defatuñu seen rôle. parce que am na ménagères yu bëri xamuñu sax seen booy. tey jii ni man mun naa ménager benn mbër taseeg moom nii du ma xam ne sax kii man maa ko gérer. maa gérer lay xam yow doo ko xam. xam nga kooku lijjantiwu la. donc président écurie ñoom nañu organiser waat li nga xamante ne moom mooy écurie. ñu organiser ko bu baax a baax. chaque jour par exemple bu dee semaine bi. benn fan la ñuy toog booy nee leen règlement ñu def ko étape par étape. étape par étape xamal booy règlement yi. parce que booy ni leen di jàngalee bëri na la boo jàppee tànk nii ngay def boo waree mbot nii ngay def. buñ la jàppee fii buñ la waree ndomb nii ngay def booy noonu lañ leen war a mën a jàngalee tamit. est-ce que bu subaa xamal leen règlement yi. est-ce que booy dina am combat. ñu ne boo dugalee cinq personnes. boo dugalee bu ñu la mayee 5 personnes nga dugal 10 personnes est-ce que mbër boobu dinañ ko dagg. day yem ci kii bi. day yem ci kii bi nat. comprendre donc booy nañ leen jàngal règlement bi. Ada Fass dañ toog waxtaan mu ne ma mu mosuñu ko dagg ci làmb. wax na dëgg. mu ne ma ma ne ko lan moo tax Ada. mu ne ma law dama xam heure bi. heure bi may dugg. liñ ma may ci tuus moom laay def. temps bi ñu ma jox ma tuuroo sama gàllaaj moom laay def. te bu ma nekkee si bi enceinte bi xam naa li CNG di nangu ak li muy bañ moo tax kenn mosuma dagg. loolu mooy yoon. loolu bu ñu la convoqué yéen ci équipe bi yéen a ko jàngal wala. non Ada wala yaram la. non yaram la Ada moom wax dëgg fa ne yàlla moom. loo ko wax. loolu da koy dugal ci bopp bi. maa ngi koy nuyu au passage booy bu yaru la. macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. xam nga loolu noonu. Ada mosuñu koo dagg. wax dëgg fa ne yàlla mosuñu buñ ko convoqué 15 heures. au minimum. 14 heures et demi dina ko fekkee stade. xam nga loolu boo ko defee kan moo lay dagg kenn du la dagg. dëgg la kenn du la dagg. buñ la mayee 5 personnes yemal ci 5 personnes yi. da ngay organiser wu. kenn du laal sa xaalis. gars yi loolu la ñu war a def. mais buñ la mayee 5 personnes say mbokk nga dugal leen. ñi la doon jàppale ci entraînement yi nga dugal leen loolu tamit. waaw mais doxalul dara. mais nag dafay jar tamit mbër mi tamit. avant combat mu toog waxtaan ak ay supporteram. waxtaan ak ay mbokkam. xamal leen que ni carrément que ni 5 lañ ma may. ci 5 yi. ñaar ñii ñooy ànd ak man le reste équilibre la ñuy jógee parce que tamit xam nga tey mbër bu ñu ko mayee 10. dinañ la may ñaar yow ci 10 yi. dañ ci tànn ñaar ñoo xam ne ñoo yor say gàllaaj. kenn ki la sotti gàllaaj mu des 7. mu des 7. léegi 7 des équilibre la war a jógee. xam nga CNG bu dee booyu ndaw yi. waaw 5 personnes la ñuy maye. 5 la leen may quoi. waaw 5 la ñuy maye. parce que day amaale entraîneur bi. ak cumikaay bi ñaar. comprendre ak yeneen ñaar. waaw yeneen ñaar yi muy ànd. waaw accompagnement yi. waaw yooyu kese la CNG di maye. donc tey jii loolu noonu ñoom war nañu mën a yem ci loolu.
pour man de loolu war nañu mën a yem ci loolu mais tamit ñu may la 5 nga dugal 10 bu ñu daggee sa xaalis nga nekk ci média yi di wax ne CNG lii CNG la CNG deful dara pour man deful dara franchement parler. Alioune Sarr danaa toog bu gars yi waxee waxam moom na ko président Alioune Sarr nii na ko la moo tax bu année bi jeexee doo rendre compte nit ñi def sa bilan mën leen man dañ ma dénk su ma amee ku may rendre compte wala ku may defal bilan mooy le ministre. léegi la moo tax nit ñi daawuñu attaqué ministre de sport. non xam nga Alioune Sarr. waaw maa ngi koy nuyu au passage. waaw moom liggéey na. dëgg la 94 ba léegi. dëgg la ba 2020 26 ans. 26 ans vraiment loolu tamit liggéey na parce que tamit moderniser na làmb. dëgg la changé na lu bëri ci làmb. dëgg la parce que amoon na temps boo xamante ni. mbëri dañ leen ay bon lañ leen daan jox. te loolu amatul. tey jii mbër mu day bëre dimanche. mardi mu jot li ka am. loolu c'est grâce à Alioune Sarr. donc moom liggéey na. bu ñu waree wax dañuy wax li nekk ci écurie yi. dëgg la ñoom ñooy fautif. pour man de ñoom ñooy fautif. waaw parce que tey jii ak lu mu mënta demee. boo yoree ay xale da nga leen di canaliser. man de loolu mooy sama xalaat. waaw mais perkat yi nee na xale yi da nga leen yor canaliser lañ ba ñu toll benn statut bi. après ñoom ñu demal seen fugg. la moo waral loolu. mais loolu pour man ca commencement ba la rek. waaw pour man ca commencement ba la. waaw mais xam nga te écurie yu bëri dafa war a am benn booy boo xam day ñëw pour génn. bu ñëwee xam nga sénégalais rek. comme ñun africain bu ñu amagul. mën nañu mën kane bu ne. mais bu ñu xasee am tuuti weccit rek. après jikko bi génn. te fekk na yow loolu gisoo ko ci woon ci moom. non xam nga écurie yu bëri. amuñu règlement intérieur. dëgg la gis nga règlement intérieur. dafa am solo ci écurie. dëgg la boo xoolee Fass. ñoom seen règlement intérieur dañoo sévère. dañoo sévère. tey jii nii booy bu ndaw. soo ko dugg ci écurie nga ne ko règlement bi kat lii ak lii la wax. boo defee naka su dul noonu. ñu ne la full camp. loolu rek moo faj mooy faj affaire bi. man dem naa seetaani entraînement benn écurie bu mag. mais bi mu ñëwee am na ki nga xam ne mooy tête de file écurie bi. dafa tardé 30 minutes bu mu ñëwee dañ ko ne bul tekki say daal toogal nga seetaan. loolu mooy yoon. mu nangu ko accepté ko. loolu mooy yoon. waaw xam nga loolu kon tey écurie boobu noonu ma demoon tey bu Sénégal yëpp defoon mooy li nga xam ne règlement intérieur bu ko écurie yëpp defoon nga yaakaar lamb yi du gën a avancé. écurie bu ci nekk dafa war a am règlement intérieur. waaw booy topp ci règlement intérieur. man loolu daal laa ci xam law. franchement parler. loolu daal nga gis ni biñ ko. loolu laa gis. écurie. maa ngi ñaanal Papa Yada yal na ko yàlla yërëm jégal ko te xare ko aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Zil Balde Junior aussi xam nga am na booy yu bëri yoo xamante ne tey jii ñoom ñoo ngi ci làmb ji di feebar di kii mais tey écurie bu ñu amoon organisation du demee nii parce que normalement chaque saison ouverture de saison parce que am na bordeaux yu ñuy joxe te bordeaux yooyu noonu tey jii nii bu dee da nga koy yëkkati jox ko booy bi noonu rek loolu c'est pour man dafa yomb. dafa yomb. booy buy récupérer Bordeaux na joxewaale cotisation 3000 francs wala 2000 francs. mooy maanaam si li ngay si sama xalaat bu gàtt. waaw mooy maanaam écurie bu ne dafa war a am kees. kees merci beaucoup tey jii ku ci feebar. ñu jël ci kees boobu noonu fajee la ko. loolu kese laa xam aussi ci parce que da ngay gis benn paa bu nekk ci écurie boo xam dafa bëri pendant carrière am yëpp. après yoraat ay booy. nekk seen ginnaaw du daw si ñoom mu feebar après du wut aide mais ni écurie bi. maanaam jàppale wuñ ko wala booy yi mu jëloon formé leen taxawuñu ko. lan la. waaw loolu mooy li may wax rek. bu nekkoon ne tey jii ne écurie bi. am na kees. am maanaam mun nañ jël ci loolu noonu def ci kees bi. waaw di leen ñu fajee ko. mais léegi boo xoolee boo demee ci écurie ñoom amuñu sax fond de caisse. booy bu ñu bëree ba pare. au lieu que ñoom ñu récupérer ñu jël ci seen cachet 10% wala kii ñu dugal ci keesu écurie bi mais dara. mais Assane yow fi nga duggee ci ménage fi nga duggee ci promoteur dafa metti da nga ñëw fekk si kii daw sponsor yi daw. non loolu. xam nga dañoo ne. def loo mën. wax loo mën boo tëddee nelaw man bu ma yoree 100000 francs. mbëru 100000 francs laay engagé. bu ma yoree 200000 francs mbëru 200000 francs laay engagé. comprendre man loolu noonu laay def. mais instant bii nii maa ngi ciy sant yàlla bu baax. sponsor yaay ñëw. ku ci mel ni Zika. moom mu ngi ginnaaw Assane production. ku ci mel ni Daba immobilier aussi. mu ngi ginnaaw Assane production. di profité waale ci occasion bi rek. di woo monsieur le maire monsieur Momar Ciss. mu ñëw jàppale ñu bu baax a baax. ñoom Djibi Aline Samba Ciss. ñoom Secondour sans frontière aussi. ñu ñëw jàppale ma bu baax a baax parce que tey jii nii. bu dee lu war ci làmb. ñun xam nañ ko. parce que tey jii nii mun naa ne mbapat naa. xam naa bu baax réalité làmb. li des mooy mooy rek moo des. ñu jàppale ma waa ma dem. promoteur yu mag yi yaa ngi leen seeti ku ci mel ni Gaston. Assane Ndiaye.
Pape Abdou Fall. dem nga toog waxtaan ak ñoom bi ngay dugg ci làmb. non. lan moo tax dugguma ci kenn xam nga am na promoteur yoo xamante ne tey jii dañ may conseillé ku ci mel ni Fallou Ndiaye. waaw maa ngi koy nuyu au passage ku ci mel ni Gibson production. te pourtant ñooñu. bokkuñu association. kii mu ngi association des promoteurs authentiques kii mu ngi association des promoteurs. comprendre dafa am authentique ak association des promoteurs. am na mooy ban tey. authentique bi mooy ñoom Dieye. ñoom Dieye quoi. mooy ñoom Dieye ñoom Pa Abdou Fall. voilà te loolu law. waaw loolu dama koy waxaale loolu moo dul yoon. gis nga promoteurs yi. waaw ñoom dañoo war a ànd booloo maa ngi ko nekk benn. dëgg la comprendre défendre li nga xamante ne moom mooy intérêt de la lutte sénégalaise. mais tey jii nii ñaari association. ñaari association ci benn làmb. mel ni ñaari làmb fi nekk. ak situation bii nii. situation fi ñu xoolal rek nu mu demee. dëgg la xoolal nu mu demee donc tey jii nii dañoo war a ànd bool te attention gis nga li ànd loolu. waaw mooy que ni tey jii nii man. Dieye par exemple. waaw soxla na benn mbër. ne tëgg na ko par exemple. monté na combat am. voilà bëgg na ko. mu fay ko ci 300 000 francs. léegi man promoteur la soxla naa booy boobu damay jaar ci suuf. ma ne ko ñaata lañ la fay nga ne 300 000 francs nga ne kaay ma jox la 400 000 francs. waaw mais loolu ñaaw xam nga loolu dafa salte dafa doy waar ci doxalinu làmb. dafa metti donc tey jii nii promoteurs yi. nañu ànd booloo daal maa ngi ko nekk benn. mais ay ñaari association fii nii loolu vraiment doxalul làmb. wax dëgg fa ne yàlla. non mais dëgg la Assane li mu wax tam dëgg la. parce que promoteurs yi comme tey li mu wax naan dafa am ñaari association yu am yoo xam ci biir te benn làmb la xam nga promoteur bu ndaw bi ak promoteur bu mag bi benn lañ parce que ñoom autant boo xoolee bi ñuy doog ñu dañ fekkoon seen i mag. ñu yaatal leen ba tey ñoom tey ñu ñoo mag comme tamit ñoom nañ jëlaat booy yi nga xam ñu mujjee ñëw yaatal ko mu nekk benn say mais laa mujjee ak Covid bi. waaw ñoo ngi koy gérer parce que man le 12 avril. 2020 laa waroon tëgg sama première journée. daaw. laa waroon tëgg sama première journée parce que daaw. waaw saison 2019. waaw 2019 2020. waaw 2020. 2019 2020. waaw mooy 2019 2020 voilà moom le 12 avril boobu noonu la amoon 3 journées. léegi après sama première journée mu waroon nekk le 12 avril. ci la Covid bi dugg. léegi ñu arrêté rek mbëri avance. waaw am na ñu ma ci joxoon avance. mbëri yi seet waxtaan ak ñoom. waaw waxtaan nañ boo yooyu yëpp man maa leen yore. yàlla def na ñu ngi samay loxo aussi. vraiment yombalal nañ ma lépp. pour rek ma dem. jàppale leen ñoom. waaw ministre bi génn wax keroog wax tey semaine bi passé que ni est-ce que bu fekkee tamit waa axlu làmb daaxoon nañu organiser làmb par. non law huis clos ci làmb loolu mooy que ni làmb dee na. huis clos ci làmb culture la. ambiance la. lañ ci xam. ndënd yi fii woykat yi fii. loolu la ñu xam ci làmb. mais làmb huis clos. promoteur bu ko def da ngay daanu. waaw mais xam nga fi moment bi ñu toll nii moment Covid bi ñu toll nii. est-ce que du feebar bi moo war a. non loolu am na solution. waaw xam nga ñoom tey jii nii. dañuy xalaat que ni tey jii bu ñu tegee ay journée. stade ak këru mbër yi affaire yooyu noonu. loo gis organisation la. tey jii ni law. CNG moo fi nekkal làmb. war na mun a organiser en sorte que. tey jii nii bu dee benn journée 20 mbër moo ciy bëre. CNG ci boppam. moom war na mun a déléguer 5 personnes. wala 6 personnes. kër mbër bu ci nekk. ñoom ñu dem fa def benn organisation. boo xamante ne tey jii du jar sax supporters yi di fa bëri. ñu respecté li nga xamante ne moom mooy mesure barrière yi fi nga xamante ne moom mooy esat arène bu bees bi mu ngi nii dafa yaatu macha allah léegi ñu xool bu dee 5000 places lay def 5000 places yooyu ñu def en sorte que ni ñu may leen 3000 personnes 3000 personnes état bi combler li ci des pour man loolu noonu solution la 3000 personnes yi bu mëtee ñu tëj porte yi. ñuy des ñibbi. mais xam nga bu doon tey amateurs yi kese ñooy seetaan ci làmb yaakaar naa loolu organiser ko dina yomb. mais dafa am ay supporters. yoo xam ay supporters mbër lañ bu ñëwee ci làmb. xam nga gën a xëy xam nga làmb. non loolu mun nañ ko organiser. parce que tey jii kër mbër bi. ñoom am nañu ay autorité mbër bu doon jël ñaari kaar. autorité nekk foofu noonu. nañu fexe ba dolli booy yi par exemple 2 kaar. ñu xool naka la ñuy. kii supporter yi waaw supporter bu dee par exemple tey jii di nga gis mbër am combat
oto bi fees del mais loolu mun na bañ a kii mbër bi créé fexe na ba am 2 quarts autorité bi na ko yokkal 2 quarts ñu xool organisation bi nu muy demee. organisé boo xam ne. bu normal barrière yi quoi. waaw bu normal ñu takk masque. gel yi ñóbbu dem. waaw non yaakaar naa loolu war na mën a nekk. loolu war na mën a nekk. franchement parler war na mën a nekk. waaw mais xam nga tamit dafa xaw a metti. ñuy wax ci que ni. pour xam nga tey football bi. tey supposons dañ leen waxoon ne leen est-ce que di ngeen mën pour def kii test yi. waaw ci boppam. ñoom ñoo ne duñ ko mën. staff bi kese ñoo koy mën. mais le reste yeneen dirigeants yi bëri duñ mujj dem. staff bi kese ñooy obligé dem. ak làmb est-ce que du métti tamit parce que test yi dégg naa métti na trop. test yi ñu war a def. non tey supposons tey ñu ne balaa ngay dugg stade di nga def test wala da ngay dem tey ñu ne veille combat da ngay dem tey seeti hôpital bi la gën a jege. nga dem def test boo defee test ñu jox la benn këyit bu ko nekk ni yow tuyee. xam nga loolu. ci jouru combat sax loolu moom. yenewul sax maanaam mënul nekk. mais dañ koy def avant. mais dañ koy def avant. avant combat mun nañ ko def une semaine avant. wala 2 semaines avant. pour man de. mun nañ ko def une semaine avant. léegi bu ñu ko defee une semaine avant. léegi ku ci kii. parce que aussi dégg naa ne. waaw mbër bu ci nekk 40 000. waaw yow imaginer mbër bu ndaw. nga fay ko 100 000 francs nga jox ko avance. bëgg dindi 40 000. nga bëgg cee dindi 40 000 loolu dafa metti. trop loolu dafa metti. moo tax loolu noonu tamit pour man. du solution de du solution. du solution de. franchement parler du solution mais est-ce que desul tamit yéen ngeen toog ak seen biir promoteurs yi. ak lu làmb ñëpp toogaat. mooy li ma wax keroog invité naa ay booy mbër ma la leen est-ce que desul tamit mbër yi organisé wu. ñu am kenn koo xam ne moo lu waxal. ñu seeti président de la République bu ci mën audience toog waxtaan ak moom comme tey les lutteurs en activité Gris Bordeaux mooy seen président. waaw tey ménager yi tey de yaakaar naa Baye Babou mooy président bi. tey bu dee promoteur yi defe naa Père Gaston moo jiite. ñu fi topp ko. mais pourquoi pas ñeent ñoom bu ñu dajee waxtaan. mais loolu. waaw xam nga ñooñu ñëpp. ñi nga cité ñooñu ñëpp. dañoo am njiit. dëgg la muy CNG de lutte. ñoom mu ñu tëb rek dem ci ministre est-ce que moom ministre bi dina leen ko accorder. dëgg la. est-ce que moom dina leen ko accorder. waaw mais xam accordé bi mi ngi def ni kii citoyen la. waaw xam nga tey comme supposons tey man benn law am naa droit tey bind audience. na ma dama bëgg tey président recevoir ma. président bu jotee sama message sama lettre bu ci amee temps ne waa law kat dama koy recevoir. waaw mais loolu. loolu tamit xam nga gestion. waaw tey jii nii. état. moo fi teg CNG. dëgg la tey jii nii boo jëlee bu ma ñaanee ministre bi audience. waaw dem ci moom. di waxu làmb. su ko neexee mu ne carrément man yéen am ngeen njiit. dama ngeen waxtaan ak seen njiit. dem leen waxtaan ak seen njiit. léegi njiit bi ne ñëw. xam nga loo gis rek yoon la quoi. parce que affaire administration dafa xaw a doy waar. dëgg la waaw mais tamit. man daal bu ma sañoon. waaw li nga xamante ne moom mooy wékkaloo. nañ ko tegee de côté. parce que loolu tamit vraiment du solution. du solution ci promoteur yi. parce que lamb ji amul sponsor amul dara. génn nañu aalu ñu jox leen xaalis. ñu ne dañuy tëggaat génn aaluwaat bu ko def seen marché ñu jox leen xaalis. mbëri ndax nañ leen dara. lamb ji ndax am nañ benn subvention bu leen jox xam nga artistes yi tey artistes yi culture bi maanaam culture bi tey ci boppam. bi Covid bi njëkkee ñëw bi mu méttee yëkkati leen jox leen. subventionné leen. ñu ñëwaat bi veille décembre tamit ñu subventionné joxaat leen ay milliards. vrai lamb bi am nañ ko. non loolu amuñu ko. mais xam nga lan mooy solution bi. solution mooy. état bi jàppale promoteurs yi. jox booy ay combat. loolu kese mooy solution bi. mooy solution kon dañuy ñaan feebar bu jóge fi gaaw. kese loolu kese moom la ñuy ñaan. Assane tey bu ñu tëj émission bi loo koy tëjee. waaw damay santat yàlla bu baax. santat yàlla bu baax a baax. sant sama yaay bu baax santat sama yaay bu baax. santat sama yaay bu baax a baax a baax. di ñaanal sama papa rek fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee. di ñaanal sama nijaay. mooy Babacar Ciss. moom dafa tëdd feebar. di ko ñaanal yàlla rek yal na yàlla fëgg bopp bi. yal na ko yàlla taxaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. vraiment di la nuyu di la ñaanal bu baax a baax. di ñaanal waa Dak Médina. yal na site bi dem ba nekk télé. bu mag a mag yàlla mun na ko am na ko. yal na ko yàlla def. di sant sama mag jéene toog muy Awa. maa ngi koy sant bu baax a baax. ndax bëggul ma mar. bëggul ma xiif. donc di nuyu ñoom Maam Góor. di ñoom Gula. ñoom Maam As ñoom Ablay vraiment képp koo xamante ne yaa ngi bëggee Assane rek maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ak xale yee toog ñoom Ngoon ñoom Sofi tamit. maa ngi leen di ziare bu wér. mais Assane Dak Médina dina ñëw couvrir say journée. non loolu bëgg naa ko. waaw surtout loolu bëgg naa ko. say signature de contrat dañ bëgg ñëw
couvrir ko. non noonu la fay demee incha allah. waaw loolu bëgg nañ ko quoi. liggéey law ak Assane production incha allah dinañ job incha allah. incha allah bu neexee waaw yàlla baax na. Assane kontaan nañ bu baax a baax. waaw nii lay demee saa su ne lamb ji ci Dak Médina waaw nii lay demee rek waaw tey moom ñoo invité muy Assane waaw di benn jeune boo xam ni yaakaar naa ku bëgg a jàppale lamb la parce que boo gisee niñ démarré émission bi ni mu demee rek mu lay wan ni kon ni li ñu naan puso xale mun na ko for mag mun na ko for parce que solution yi mu génn wax ni yaakaar naa bu ci axlu lamb toogee waxtaan rek lamb dina avancé moom it ñu koy ñaanalaat bu baax a baax yàlla taxaw ko commencé woon na nag ren la waroon tëgg muy saison bi ñu génn nii avril bi la waroon tëgg wax na ko kii jotoon na am 3 journées ba joxoon ay avance am mais nag kenn mënu ci dara parce que yàlla moo dogal mbas mi wàcc waaw loolu moom kenn mënu ci dara doomu aadama da ngay dogal da ngay ñaan rek mais yàlla mooy dogal waaw ñi ñaan yàlla feer bu jóge fi bu ko defee Assane production mooy li ma wax Dak Médina ñëw say journée moom incha allah dinañ ñëw couvrir ko jàppale ko bu baax a baax mu nekk booy boo xam ni booy bu bëgg ay mboqam lañ quoi nuyu waale itam waa Dias au passage parce que moom ak waa Kaajali ñu leen ziar yéen ñëpp Kër Mousse ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di nuyu monsieur le maire tamit na ko ñëwal jàpp ci site bi Dak Médina dinañ fa ñëw incha allah def reportage waaw nii lay demee saa su ne di leen bëggaat bu baax a baax a baax di gërëm sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam wér cëram oui sama papa fi mu tëdd yàlla na suuf oyof koom waaw di gërëm sama jawar mi madame Sow ak samay doom di leen nuyu ñëpp ci at bu bees bi tamit di ziaraat Sénégal di ñaan yàlla tamit yàlla def fi jàmm mu bañ a ute 2020 bi passé 2021 bi lamb ji gën a neex lamb yi ñu taxawal gën a innové ñi ñaan yàlla tamit ak couvre-feu bi tamit waaw ñu respecté ordre yi parce que bu ñu xasee wax ne couvre-feu rek kenn mënu ci dara yaakaar naa jàlloon na géré woon nañ ko te incha allah bi tam dinañ ko géré waat te xam ni mooy li président wax rek on doit vivre avec le virus mais vivre avec le virus tamit dafa ànd ak tamit mesures barrières yi waaw ñuy topp mesures barrières yi mesures barrières moom yaakaar naa bu ñu ko toppaatee incha allah fii ak même pas man sax waxatuma 1 mois dama naan 2 semaines taux bi dina wàcc ba dinañ toog naan 0 cas tout ñu ko dégg bu ko defee lamb ji tijji bu ko defee ñun xam nga dañoo nam lamb waaw te Sénégal ñëpp a nam lamb waaw noonu lay demee saa su ne nag di leen ziaraat di nuyu sama gars yi muy Aliou Thioune waaw Starlink ñu ngi lay ziar bu baax a baax bi téléphone bi yàqoo dafa ma woon a ma law ñëwal nga tànn téléphone bu la neex Aliou Thioune ñu lay ziar bu baax a baax muy borom Starlink ak sama staff bi Bez Babacar Mbër ak Zera sama doomu nday ak Yaas di bëggee ñëpp waaye ni lay demee nag di bëggee waa Médina ak Pisane Loo waaye jaajëf gars yi